Salaamaaleykum amis internautes, bonjour, j'espère que yéen a ngi cool et comme on a l'habitude de le faire après chaque épisode fii ci biir Pikini Production ci seen film yi nga xamante ni moom ngeen safoo di ko seetaan et saa su ne ñu andil leen ci ay commentaires wala ñu décortiquer ko ànd ko ak yéen kon nu ma leen koy waxee rek ñun la ak yéen saa su ne ngir dab seen i bànneex tey nag dañuy ñëw ci VIP sañse lañu fas yéene ànd ak yéen waxtaanee ko ci waxtaan bi nekk ni muy tëddee mooy dañ leen di andil acteur VIP sañse yi ñu décortiquer leen andi seen i performance ak seen i potentialité yi nga xamante ni moo nekk ci ñoom ci interprétation rôle yi nga xamante ni mës nañ ko def ci film bii di VIP sañse ak ci yeneen i film dinañ ci dikk mais te li ma gën a jaaxal ci VIP sañse mooy commentaire yëpp positif ndax film bi dafa nice xale yi jigéen yi rafet góor ñi aussi macha allah ñu ñëw interpréter benn film comédie bu doy waar muy VIP sañse mais lu mel ni VIP sañse nag jafe na nga gis ko ci réew mi te artistes yu mag yëpp yi nga xamante ni ñoo ŋànk comédie day mel ni jaar nañ ci biir VIP sañse dinañ leen ci wan quelques extraits. Jàmbe moo fi indi conseil communiqué. Bintu bu noo seet yàlla ci li ngay wax. lu xew. conseil en communication. ñaar da ngeen defante defante yaa ngi noonu defante moom. ndigalu sëriñ bi laay wéy de man du ma fekk si kanam dama lay fel nga jàll. fel ma seet. dama lay fel nga garaam. fel ma seet. giñ naa ko ci borom mbaax illaa ndaga boo gësame waatee sa bopp nii gësam ma yóbbu la safara. waa sama rakk ji. bàyyi nga ne yow laa magale sama bopp dootoo ko defati. Maysa est-ce que xam nga ne yow ku réew nga. si dafa réew. man la Ami Diop maa teggi nattu sëriñ. nga ne yow la kan. Ami Diop maa teggi nattu sëriñ déggoo sama tur. suñu xarit la Ami. ok nattu sëriñ bi ah. voilà. Ami Diop la. tey nag dañuy dikk ci personnage yi benn par benn ki nekk ci kaw muy Meissa Thiam the King Meissa Thiam avant ñuy wax tuuti ci Meissa Thiam dañ leen di wan quelques extraits rek avant muy ñëw VIP sañse ci film yi nga xamante ni moom Meissa Thiam def na ko ñu dem Meissa Thiam. séeréer yi kay ñoo xamul ndox. yéen seen dëkk dafa am géej. waaw. ñun rek ñoo mën ndox nag. am nañ dex. moo ko duggee fii ba paccax ko ba fële gis nga fële vague bi di ñëwee xoolal gis nga bi ci ginnaaw laa wax de damay dem ba foofu xanaa xamoo loolu. essayé ko dootoo ko defee. Penda dama koy takk. kanaa da ngay tuub nekk jullit. tago. yaay li ma indi de bu ma yëglu woon nga tere ma. lu la indi ci dëgg bi ma di la ko tere xanaa loolu de lu garaaw la. suma doom moo ma indi yaay mënuma nelaw guddi mënuma nelaw bëccëg bés bu yàlla sakk nag dama koy gént xaw ma nag fan la nekk fii ci dëkk bi de waaye leer na ma ne nekkul ci jàmm. ñaari gune pël nga wax di ñoom mbaa gaañu ñu la yóbbu sa xaalis bi. Christophe kaay nga wuyu ma. yow la kan dama laa xam. yii Christophe xamee moom man la sa papa. tudduma Christophe Mamadou laa tudd. Christophe yow laa waxal Christophe. ñëw ma. co. bul yeggale man xam sa xalaatuma ko sax duma la sax déglu yow lan nga bëgg ma jël responsable. ñoo ko gisandoo gis ngeen Meissa Thiam ci yu muy wane gis nañ ko ci Madior ak Dior mu interprété rôle Xabs gis nañ ko aussi ci bés mu interprété rôle yu bari moom Meissa Thiam avant muy ñëw ci VIP sañse ngeen gis potentialité bi nekk ci Meissa Thiam ngeen gis arme bi nekk ci Meissa Thiam mu mel ni def na formation newul tëb rek ñëw dugg ci biir art dafa am fu mu jaar def formation nekk ci arc Guédiawaye am fu mu génnee def pas mal de films yoo xamante ne moom Meissa Thiam def na ko interprété ko ngeen xam ni c'est un grand artiste Meissa Thiam mention spéciale à Meissa Thiam doon kàngam boo gisee ci biir VIP sañse ni mu interprété rôle Meissa Thiam de son vrai nom Moussa Dieng ngeen gis nu mu interprété rôle Meissa Thiam ngeen gis ko ci biir Madior ak Dior nu mu interprété rôle Xabs
nga xam ni c'est un grand monsieur c'est un grand comédien ba tax na ñu ngi koy jaajëfal di ko wax mention spéciale. dañuy dem ci ki nga xamante ni mooy Daba Ndiaye avant tout dañ leen di bàyyi ngeen seetaan quelques extraits Daba Ndiaye yoo xamante ne def na ko hors VIP def na ko ci yeneen film yu bokkut ak VIP Daba Ndiaye tout de suite. Monsieur Sagna bu fekkee jabar rek nga bëgg incha allah boo yónnee dinañ la may soxna. loolu moom tey neex naa dégg. macha allah. xam naa moom tey sama journée moom lu si des moom da koy neex. dina gën a neex. Birane man lu ma la seetaan nga liggéey ambulant ba sonn dajale som bu tollu nii ma koy yàggati ci benn fan. sama nga léegi nag loo ci jublu. xeeb naa ko trop mooy sa may bu njëkk. gis ngeen Daba Ndiaye gis ngeen bu baax kii di Daba Ndiaye waaw elle est magnifique Daba Ndiaye gis ngeen ko ci rôle yi mu interprété laata muy ñëw VIP. de son vrai nom Aram Pay mu interprété li nga xamante ni mooy rôle Daba Ndiaye muy rôle boo xamante ni koo xamante ne day mbaraan day nekk ci ba te gis ngeen Daba Ndiaye bi mu duggee ci biir VIP dafa interprété rôle bi ba nga jàpp ni sax moom la loolu lañ doon xaar ci moom te def na ko ba mu mat sëkk. Daba Ndiaye ñuy kontaan encore une fois ci moom ñu xamee nañ ko aussi ci publicité pas mal de publicité yoo xamante ne def na ko yoo xamante ne mu ngi daw ci télé bi te nit ñi ñu ngi koy suivre kooku mooy Daba Ndiaye Aram Pay interprété rôle Daba Ndiaye interprété yeneen rôle ci yeneen i film ñi gën a amaat satisfaction ci yi nga xamante ni mu ngi koy def gis nañ ko aussi ci émission bu mag boobu di daw Walfadjri di Balance émission Balance di émission boo xamante ni émission bi c'est intellectuel te nga xam ni encore une fois dañ leen jël ci biir VIP def leen ñu nekk ay comédiennes di wax ay waxu dof bon di def ay affaires yu doy waar mais en dehors de ça dañ ko ay personnalité lañ ñi nga xamante ni ñun ñu respecté ci biir dëkk bi ñi nga xamante ni ay liggéeykat lañ aussi di ko nuyu di ko wax mention spéciale à Aram Pay di Daba Ndiaye. dañuy dem ci ki nga xamante ni mooy Fatou Bousso Fatou Bousso dañ leen woon quelques extraits rek yoo xamante ni def na ko avant muy nekk actrice ci biir VIP sañse Fatou Bousso animatrice dañu leen may tuuti rek ci émission Sargal ak Fatou Bousso quelques présentations yoo xamante ne daan na ko def ci plateau bii di Sargal Fatou Bousso. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ak bànneex bu baax ak di leen tuwaas ak yéen ci émission Sargal bi nga xamante ne moom mooy woon di sargal jéeg ju jàmbaar tey nag ñu ngi fi nga xamante ne moom moo di jàmmalaay waaye nag ñu ngi ci xablu bu sell bi xablu bu tedd bi nga xamante ne Seydina Issa Rouhou Laye fii lañ ko denc tey nag émission Sargal fii la ñëw daal di waxtaan ak yéen fas yéene seeti ki nga xamante ne ñu koy wax soxna Khoudia Laye ñu fas yéene koo seeti daal di koy sargal waaye nag mbokk yi bala soxna Khoudia Laye danaa la Laye Matar maa ngi lay nuyu bu baax a baax dina dalal jàmm dinaa la rek bismillah fii ci waañu Jumbo jën bi di jën na macha allah nga roof ko lan moo tax nga roofee jën bi nii waaw dañ ni roof yàqul jën waaw da koy safal da koy safal te moo ciy xorom si daal su am roof moom doo ko mën a lekk léegi saaf nga ko ba pare da nga koy diggee wala da nga koy saaf waaw dama ko bëgg a bërëm tuuti rek pour mu rafetal ko nag waaw léegi ñu bàyyi la nga bërëm ko kon waaw d'accord incha allah léegi nag moom macha allah ñëw na ci bés bi nekk ci tapis rouge bi ànd ci ak Mbose dañuy dem seetaani loolu ci tapis rouge bi ànd ak Mbose dellu soit ci waañ bi moom tamit ndaanaan la Fatou Bousso mi nga xamante ni moo doon gérer plateau Sargal taxaw émission la waxoon boo xam da doon daw à la TFM quinzaine bu jot ñu wane ko à la TFM mu def lu doy waar voyage yi partout fii ci biir Sénégal fu nekk mu dem fa def émission Sargal bu am solo boo xamante ni Pikini Production moo ko produire woon mu doon jàll ci TFM ki ngi di Fatou Bousso de son vrai nom Aïcha Dramé moo ne woon présentatrice bi taxaw gérer émission yi ba mu jeex tak moom tamit yàgg lool jàkkaarloo ak caméra nekkul lu bees ci moom tamit am ay jaar-jaar ba ci biir Grand Amour mu interprété aussi foofu ay rôle yu am solo nga gis ni esprit dof bi muy andi ci biir VIP ak esprit bi muy andi feneen du benn loolu mooy xam-xam jóge ci pot bi dal ci beneen pot lu ñu la jox nga mën ko interpréter jaarale ko yoon Fatou Bousso tamit mention spéciale gàcce ngalaama dañuy dem seeti ki nga xamante ni mooy Bintou Thiam interprété moom tamit moom artiste comédienne la yàgg aussi ci art bi
dañ koy doog a gis ci VIP sañse mu fës mais Bintou Thiam yàgg interprété yeneen i rôle dañ leen di andil ci benn bu doy waar boo xamante ni rôle prostituée la ci joué mu doon affaire bu graaw ñu seetaan Bintou Thiam ci biir Grand Amour Bintou Thiam. dama laa niru femme au foyer man damay liggéey aw ma temps. waaw bàyyi ba may la ji nga naan. xanaa yow doo dégg. naaj bi dafa tàng ci biti lañ jógee. nee naa la man duma laal sucré. daf ngay wax rek laa liggéey. iree sama liggéey iree rek laa liggéey liggéey ma la dem. yébaat sama xaalis ma ko fay si ni wala nga fay ma ko si ne. nii rek ngeen di def. konaar bi yébaat ba bëgg a dee. waaw lan la xool ma fii lan la. man daal. damaa xëy. bi sangu pour préparer dem liggéey ji. sama téléphone sonné. ma ne allo. mu ne ma man la Momo ma ne ko ban Momo. mu ne ma sa benn xarit moo may ko sama numéro. sa numéro ne. dafa solo ko commencé. man marché rek laay liggéey mooy sama métier. ma ne ko waa baax na. mu envoyé ma numéro par SMS. ma dem ñu waxaale. ma ne ko man 150 000 laay maati ndax man xaw ma kaw ba suuf dama ca ngaw ba bon. dama mool nag. kay may dégg. mu ne 100 000 la ma ne kon baax na bàyyi ma ñëw. ma dem këram. moom maa c'est que bu muy oo yaayam ak papaam. boobu maa nga sa uy na ko foofu. ñu pare mu ne ma nañ nga gum ba si tali bi. ma dem si tali bi taxaw. di wax ak moom mooy doo fay danga may fay par la force. voilà gis ngeen ko mu ngi noonu Bintou Thiam de son vrai nom Amina Wade Bintou Thiam gis ngeen ko ci biir pièce bi li mu interprété xoolal li mu joué xoolal ni mu changé waatee ni personnage bi changé boo koy xool ak Bintou Thiam bi nga xam ci biir VIP 5 nga xam ni ute na ay artistes plein lañ ñoo xamante ni ñu mën lu ñuy def mais nga xamante ni lii di VIP 5 dañoo dajale ñi nga xamante ni ñoo ko mate ñi nga xamante ni ñoo ko mën juumuñu daal ci casting bii di VIP 5 ba tax na Bintou Thiam am ay affaires yu am solo yoo xamante ni wane na ko ci biir VIP 5 de son vrai nom Amina Wade gis ngeen ko bu baax a baax seetaan ngeen pièce bi léegi ba ci biir Grand Amour mu interprété encore en yeneen rôle yu bokkut ak li nga xamante ni mooy rôle prostitution boobu mu def dañuy dem ci ki nga xamante ni mooy Leuz de son vrai nom Abdoul Aziz Ba Leuz fecckat Leuz comédien gis ngeen ko tey ni mu taxawee ci biir VIP 5 matal rôle yi ba mu mat sëkk kooku mooy Leuz gis nañ ko aussi ci biir Dikkoon Leuz def ci ay affaires yu doy waar mais nag foofu rôle fecckat la fa joué mais ci biir rôle fecckat bi mu am fa yeneen affaires yoo xamante ne Leuz mu ngi ko doon wane la ñu may quelques extraits rek ci film yi nga xamante ni Leuz interprété na fa yeneen i rôle bu dul Leuz bi ci biir VIP 5 ñu xool Leuz. kan si kañ la ñu jox suñu xaalis yow une semaine du ma lëm semaine di ñu jox suñu xaalis wala tooñ ko jox ah kañ la ñu jox suñu xaalis kañ la ñu ko jox 3 jours gars yi dimbali leen ma ngir yàlla 3 jours xoolal 2 jours nga ne dimbali leen ma ngir yàlla dama xam su ma leen waxee tey du mën a ne mais assuré naa leen 2 jours rek ngir yàlla 2 jours ma jox la seen xaalis yow dimbali leen ma ngir yàlla 2 jours kon ñoo ko gisandoo gis ngeen Leuz ni mu grawee waaw di moom tamit di artiste plein waaw di ko wax ñu ngi koy jaajëfal bu baax di wax mention spéciale aussi ci Leuz dañuy ñëw ci Dieyna la petite Diey mi nga xamante ni moo nekk ci biir VIP 5 di roubé ci biir VIP 5 nekk xale bu saf lamiñ macha allah Dieyna aussi ñu xàmmee ko ci ay pip tey mu ñëw dugg ci biir série bii di VIP 5 def ci ay effet tamit yu doy waar noonu la VIP 5 ëmbee artistes yi liggéey ak ñoom mu doon ay effet yu nice kon donc ñun la ak yéen saa su ne rek ngir dab seen bànneex ci biir Pikini Production.